Dimboole dëkk la bu nekk ca Fongolimbi benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. quartier terme sud ga ca Wakam ginnaaw jalti jañu fa nay moo ko nag démb di ñu fa dëkk ñu bëgg leen fa jële doon jàppante ak i sandarma ba am ñu ci jëlee gaañu am ñu ca teg loxo tey ji xëy nañu fa dellu si lañ fa seetlu moo di askan wu nekk ci jaaxle boole ci kit gis nañ fay huissier de justice yoo xam ne ña ngay tàmbalee tëj kër yi nga xam ne am na ñu fa jot a génn. l'armée bu Sénégal ci diwaanu Ziguinchor amub check point boo xam ne tas nañu ko nee nañu ay fipp yu bokk ci MFDC yi ñoo ko fa sampoon doon kusum taatu askan wa yëf ya ma nga xewee ca diwaanu jàkkaay ga nekk kon ca Casamance. mairie bu Guédiawaye njiit la di Aliou Sall école Daaru Salaam ba ca Guédiawaye dina tur wa tudde ko magam Macky Sall askan wa nekk foofee ca Guédiawaye xalaat bi ñu ci amee seen dinañ leen déglu ci xibaaru digg bëccëg gi. woppi cancer jekk li muy def ci réewum Sénégal ab takk bu xaw a yéeme bokk na ci lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméeri cas yu yees yeneen ca ñooñee juróom-ñett fukk ca téeméer boo jël faatu nañu ca lu ni mel tax njiital LISCA di kuréel gi sampe ci Sénégal ngir xeex jàngoroy cancer di xamle naal doy na kon jot na ci ñu taxaw ci campagne bu mat sëkk jëmee ci yee askan wi ci jooju la jàngoro fàttali ne tey ji benn fan ci octobre ci la ñu door octobre rose ci réew mi bu ñu noppee ci loolee daañu faram-fàccee xibaar yi bi ci réew yi ànd ci ak soxna Anna Rocha Lita Lopez Faye maa ngi lay nuyu Faye. fay la bu baax a baax Ndiaye. lu ciy gën a fës. bokk na ci Mali négociation yi ñu ngi wëyee ngir taxawal gouvernement d'union nationale ñu ngi ci enquête de moralité yi mën naa am nag yenn ci ay kilifa yu kuréel gi di M5 bokk ci boobee gouvernement ca Côte d'Ivoire moom waa opposition ñu ngi gedd benn par benn commission électorale ba bu ci mujj di FPI opposition bi dafa bëgg rek ñu daal di dàkkal li di élection présidentielle bi nga xamante ne war nañ ko amal fanweeri fan ak benn ci weeru octobre gi ñu nekk ca Niger nag Amnesty International moom mooy daal di sàkku ci nguur gi mu tekk ci suuf bépp tuumal yi mu tekk ci kaw ñetti activiste da koo tënk dana ko yàkkali ñeel xibaar bi ci réew yooyu keneen ku ñuy dalal Youssouf Bodian la moo ñuy faram-fàcceel tàggat yaram Youssouf lu ciy gën a fës. jongante yi ci wàllum tàggat yaram mën nañu dooraat léegi ginnaaw bu ñu toogee juróom-ñaari weer yoo xamante ni kon dañoo taxaw ndax coronavirus waaye faaw ñu respecter protocole sanitaire bi public bi mën na ñëw waaye seen lim kon dañ koy wàññi bu baax a baax ca Europe tey la ñuy xam composition groupe Ligue des champions ginnaaw tirage au sort bi ñuy amal tey ci ngoon ay sénégalais yu bëri kon seeni club bokk ci po moomule basketball final NBA Lakers yu Los Angeles ñoo gagné match 1 bi démb seen digganteeg Miami waaye LeBron James nee na kontaanul dara ci li nga xamante ni amal nañ ko ci taxawaay di ngeen ko dégg ci xibaar yi. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw bi ci réew ak tàggat yaram danaa leen jukki las lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ca noppee daañu wutali diwaanu Touba fekki fa équipe bu rajo Futur Média ba foofee ñeel la fay tukkee ne xibaar Georges Déthié Diop la ñu ci yàndal Georges salaamaaleykum. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye di nuyu ñëpp. ni ma ko waxee sànq ay xibaar ñeel màggalug Touba googe journal màggal en direct ca Touba luñ ci mën a jàpp ci li ci nar a gën a fës. ci journalu magal bi colloque international bi tey ci suba la door xidma ak njàngalem Cheikh Ahmadou Bamba ngir fànk mbas mi maanaam pandémie Covid 19 bi loolee la ñuy gën waxtaanee ci conférence yi daañu addu itam ci tere yi nga xamante ne tere nañ ko fii ci Touba at ak li teg gannaaw bi xalif général des Mourides jëlee dogal gi ay soxna ci biir dëkk bi addu ci boobee code de conduite ci journalu magal itam daañu addu ci coowal nag yi nga xamante ne soxna Aïda Diallo bëggoon na ko jox xalif général des Mourides taalibe yi fii ci Touba di rafetlu doxalinuk Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. ma nga noonu ab tënk la loolu it ñeel ay xibaar yu war a bàyyeekoo ci Touba tënku ci màggalu Touba ren gi des na ci ànd ak yéen ci njeextal xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média lay doon Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg geek la woon démb ci quartier terme sud comico ga ca Wakam di ñu fa dëkk ñu ne moomu ñu barab ba dañ leen fay jëlee sandarma ya wàccoon fa démb juróonub jàppante seen diggante ak askan wa fay yeewoo tey ji xëy nañu dellu fa gannaaw bëccëgu fitna ba woon foofee ca quartier terme sud tey askan wa ñu yeewoo ñu bari ci ñoom ci jaaxleeg tonk ak waaru ca la ñu nekk leneen lu ñu fa seetlu ba ñu fa demee tey ji mooy ici ña nga fa nga doon tëj kër ya Mohamed Ali Mouba reportage. Ça c'est bizarre comme ci famille Gomis dem jot na. monsieur et madame
ci kër gi lañ fanaan nekk ci kóor gi ngir wutu kaaraange seen bagage. Là, c'est ma femme. Voilà. Bonjour. Là, il fait un collègue de service, c'est un fils aussi. moo tax ci suba si ñu yàkkamti démonter lal yi ak yeneen meuble yi des ci appartement bi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de l'autre côté? En train d'enlever tout ce que nous avons mis à l'intérieur. Comme on a habité ici, ça fait. On prend nos aises. ci benn pièce boo xamante ni salon la woon ba jën xale yi ñëw na yëf yi daf ko jëlee kaw. moo ko gisee ñaaw na parce que suñu leen prévoiroon ñu am fu ñuy dem sa mu tane voilà loolu moo gënoon a rafet wante génnee leen nii xalaatuñu ko. ci ëttu kër gi huissier yi ñëw nañ ñaari agent yegg si ngir sele locaux yi tëj kër gi. moo tax xale bi di Madeleine Gomis loolu metti ko nu ñuy génnee papam. ins bi foo wax mu ne la kër amul te ba pare tamit des cher mooy loolu. ci biti gendarme yi nekk ci seen tenue de combat di xaar moo tax famille yëpp di yàqamti génn ci kër yi ku nekk xool lu muy def bu bagage yi yóbbu leen seen kanam pris lool. loolu xew ca quartier terme sud ga ca Wakam colonel Mamadou Ath di colonel bu newoon ci l'armée bi ba retraité li mu gis moo di l'armée bi def loolu bëgg faa jële ñooñe ñi ngi ci li leen yoon may maanaam ñoo ngi ci seen droit waaye nag li koy mën a tax ba du miti daal mooy sàkku na ci état bi ña nga xam ne ñoom la ñu bëgg a jëlee foofe état bi seet nu mu leen jàppalee ba yëf yi du tar ci ñoom colonel Mamadou Ath ñu déglu ko ci jokkam ak Alaaji Njogu Jeen. d'abord damay masawu ñi nga xam ne ñu ngi ci biti parce que rafetul ay famille nekk mbedd mi tali bi ci période hivernage bi nekk ak tàngaay bi ak ouverture scolaire yi ñëw mais ensuite damay bëgg wax ne DIRPA wax na ci donc DIRPA mooy interlocuteur bi ci war wax te wax na ci noppiwu ci donc pour man affaire bi depuis 2010 la mu ñëwee sur la voie bi ku ñëpp xamee coow bi jógee 2010 ba léegi ñu ngi essayer trouver ay solution maintenant décision de justice jox na ko comico donc armée jël na li mu moom logement de fonction la woon logement de fonction boo ci nekkee da nga koy toog fonction bi nga am bu jeexee nga jox ko keneen même général bi bureau bi mu yoree ak oto bi bu ñu demee beneen général day jël bureau bi jox ko jël oto bi jox ko jël kër gi nekk fële jox donc noonu la war a demee bien sûr toog nañ fa pendant lu yàgg sa benn xarit doon ma sànq ne ma dugg ci géej pendant 30 ans taxul nga moom géej donc damay wax encore pour les jeunes officiers et les sous-officiers bu leen joxee logement de fonction dañu xam ne c'est pour benn période la rek ci fonction bi nañu xalaat ñoom seen propre kër fu ñu dugal seen famille kenn mënul bàyyi ay nit noonu ci tali bi il faut ñu trouver solution te solution yi mën na am wax plan de contingence c'est-à-dire que loo xam ne dañ koy def en attendant ñu mën a trouver beneen solution pour ñoom pour le moment donc il faut que état bi ak armée lëkkaloo ak toutes les structures yi nga xam ne dañuy dimbali nit ñi ci cas yooyu jàppale leen pour ñu mën a nekk à l'abri. ci diwaanu Ziguinchor l'armée ba am na benn checkpoint bopp nee na ñuy fipp yu bokk ci MFDC yi ñoo ko defoon ca seen base ba ca jàkkaay loolee ma nga ca yoon wa dox diggante Tambuy Kouram ak Bulok ñoom ñooñe lañ doon def daal moo di bu fa wata jaaree ñu taxawal ko ña ca nekk ñu rompat la ñu yor bale ñu dem ba ko soldaari Sénégal yi yëgee ca la ñu fa wàcc jëlee fa lu ni mel leerali Lamine Ba ci Sédhiou. ay nit ñi nga xam ne ñoo ngi yore seen i ngànnaay ñu njort ne ñoo ngi bokk ci base bu jàkkaay ñoo amal ab checkpoint ci yoon wi nga xam ne nag moo jóge Tambuy jaar Kouram ba fa nga xam ne nag moo di Bulok ñoom ñi nga xam ne ñoo ngi yore seen i ngànnaay daanaka ay fan a ngi nii ñu ngay amal li ni mel oto bu romb ñu téye la am xaalis bi nga xam ne dañ koy nangu sa loxo balaa ñu la bàyyi nga jàll ay fan a ngi nii nag ñu ngay amal li ni mel ba tax na buñ ko yëgalee l'armée bi doxantu nañ fa ngir jëlee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk di amal loolee buñ sukkandiko ci ay xibaar yi nga xam ne nag jot nañ ko taataan bi fa l'armée bi yegsee nag fekk na doomu aadama yooyu nga xam ne nag ñu ngay yore seen i ngànnaay doon nangu xaalis ci oto yi nga xam ne ñoo ngi jàll ci frontière bi jot nañu lem seen bagage ba dem waaye l'armée bi mu fa yegsee fekk na fa ak toolu yamba bi nga xam ne nag ñi yor ngànnaay yooyu ñoo ko béy ñu jot ko taal nag ba mu jeex tàkk ay weer a ngi nii nag l'armée baa ngi amal li nga xam ne nag moo di ay opération de sécurisation ngir delloo kaaraange gi ci bët saalum réew mi rawatina jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg ñibbi ci seen diwaan yi léegi ginnaaw bu ñu fa jegee li weesu fanweeri at ndax fitna bi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci bët saalum réew mi rawatina ci diwaan yi di Mbissine ak Nord Sindian opération bi nga xam ne nag l'armée bi amal na ko mu ngi mel ni ci la bokk ndaxte jamono ji li ñu bëgg mooy fexe
fexe ba fépp fi nga xam ne nguur gi war na fa teg tànk mu amal ko mu jëm ci wàllu delloo kaaraange gi fépp ci biir réew mi. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine bàyyeekoo Ziguinchor dellu si diwaanu Ndakaaru dem ca Géejawaay l'école ba fa nekk dib sem bu tudd sem Daaru Salaam maire bu Géejawaay Aliou Sall dindi na turu tuddee ko magam Macky Sall loolee dogal la bu ñu jëlee ci conseil municipal bu Géejawaay mu di cim ndaje mu ñu doon amal kan nag démb lu ni mel askan wa ci Géejawaay gis-gis bañ ci amee reportage Salif Sow. fukk ak benn salle de classe yu bees juróom ya dañ leen dëbb daaxee benn mur boo xamante ni moom moo xàjjale école yi fii ak benn bureau bu ñu tabaxal ñi jiite école bi lee CM Daaru Salaam soppi na xar kanam soppi na it lii di tur. ba ñu duggee ci ëtt école bi ñuy woowee léegi président Macky Sall ñu ngi fa fekk ñu ñëw di bind seeni doom ci ay cours de vacances fii kenn su ñoom bëggul wax ci sunu micro yiy yàbb ci mbir mi le waaye luñ ñu dee mooy ne comité de gestion bi di ñu jiite école bi la ñoom nangu woon nañ ngir ñu soppi turu école bi tuddee ko président Macky Sall ni ko conseil municipal bu Géejawaay bi wotee démb ci gannaaw ba ko Aliou Sall di maire ba sàkkoo ca ñoom. fii mooy quartier Daaru. waaw ci kër yi nga xamante ni ñoo uuf école bi benn sa ñoom xaw a jàkkaarloog bunt bi Touba Dieng fa lay yeewoo ñeent fukki at ak juróom-benn ngi nii la ñu wax loolu sax mooy atam moom fii la juddoo nee na loolu rafetlu na ko. waaye école bi moom buñ ko tuddee Macky Sall en tant que président wax dëgg yàlla lu war a neex ñëpp la ci li ma yaakaar. lu garaaw la ndaxte am na ñeneen ñoo xamante ni mën nañoo ñëw ci mairie bi changé waat turu école bi tuddee ko ku leen neex loolu la gis moom mi nga xamante ni ci gox bi la yeewoo moom xale bu góor bi sax soritu fu sori am na benn turu doomu Géejawaay boo xamante ni si koñ bi fii la dëkkee nee na waroon ko mën a tuddee école bi ndaxte moom foofu la jaar te ma ngay yëngu ci luy doxal dëkk bi fii. su mel ni ay maître bi ñaa yooyu. waaw moom fii la nekk avocat la boo tourné nii. waaw soo sañoon moom lañ koy tuddee. waaw moo sañoon tamit moom lañ koy tuddee fi ne nii. kon léegi CM Daaru Salaam far na léegi président Macky Sall lañ ko tuddee noonu lañ koy woowee bu weesoo dogal boobile am na yeneen école yoo xamante ni ñu ngi diiwaanu Géejawaay te seeni turit kilifa yi soppi nañ ko démb ci conseil municipal bi nga xamante ni moom woote woon na ko di Aliou Sall lycée Pikine Est léegi Maam Abdou Aziz Sy Dabakh lañ ko tuddee lycée banque islamique Serigne Mansour Sy borom daara ji lañ ko tuddee CM Pikine Est Serigne Mohamed Mourtala Mbacké lañ koy woowee CM Ndiarème Limamoulaye ñu ngi koy woowee ndem si yàlla Chérif Macky Sall nekkoon maire bu Géejawaay CM cité des enseignants professeur Iba Der Thiam lañ koy woowee léegi lycée bu Pikine moom Serigne Bassirou Bara Mbacké lañ ko tuddee CM Joseph Félix Correa B Abbé Jacques Seck lañ koy woowee Salif Sow Géejawaay ngir rajo Futur Média. Salif ngeen di ànd ak rajo Futur Média di déglu xibaaru digg bëccëg gi 13h13. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. weer wi ñu jagleel ci at mi xeex woppi cancer di octobre rose yegsi nañu ci tey jii kon yam ak benn fan ci weeru octobre ci la tàmbale fii ci Sénégal nag gis nañu ne daal lu ëpp junni ak juróom-ñetti téeméeri cas yu yees ci wopp jooje am na fi tey li ci gën a yéeme mooy ci ñooñee daanaka téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk ya wopp ji da leen di yóbbu mu di kàddu leeral yu ñu nangoo ci njiital LISCA di Ligue sénégalaise contre le cancer moom soxna Fatima Guenoune di xamle ne daal am na campagne bu yaatu bu ñu fas yéene amal ci woowule wàll tënk ko nag ci octobre rose ngir sensibiliser askan wi donte sax ñoo ngi ci jamonoy xeex ak coronavirus ji ñu déglu ko ci jokkoom ak Alaaji Njóogu Jeen. ñu ngi ci junni ak juróom ñetti téeméer ak lu topp ci cas te ci loolu la soo jëlee téeméer bu nekk am na juróom ñeent fukk jigéen ñi nga xam ne dañuy faatu ci feebar bi loolu sañu naxaar la te donc ñu ngi ñaan askan bi ku nekk nga yee sa yaay sa jigéen sa maam wala sa tante wala sa jabar nga wax ak moom ci wàllu cancer ween bi te nga wax leen ñu ñëw dépisté wu te ñu par soit consultation bi ñu amul ñetti junni mais ñi am ñetti junni te am ñeent fukki at ak lu topp mun nañu ñëw jël bon bi te dem ci ma radiologue bi nga xam ne mooy suñu radiologue partenaire yi bari nañu nga fay fa ñetti junni pour nga mun a saytu sa ween donc jigéen yu bëgg ñëw ñu seetlee dañuy oote jël rendez-vous parce que bëgguñu dajoo boobule donc dinañu jël bés bu nekk téeméeri jigéen juróom fukk ci suba juróom fukk ci ngoon léegi jigéen bi nga xam ne am nañu ñeent fukki at ak lu topp ku ci bëgg saytu sa ween par mammographie subventionnée da ngay ñëw ñu jox la bon rose nga dem ci radiologue bi la neex. fàttali ne lu aju ci octobre rose boobee suba kon
ci la ñuy amal xew wi koy mandargal mu di lancement officiel bi ñu koy amalee ci fële nga xamante ne moo di district sanitaire ba ca Yëmbal la tax ñu tànn foofee moo di dañ faa bëgg a daloo benn appareil mammographe muy doon it ci teewaayu jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér gu yaram ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr des ci wàllu wér ak wér la Sénégal romb na léegi limub junni ak fukki junni ak juróomi téeméeri fukki junni ak juróom ci ay doomu aadama yu amee coronavirus loole bilan tey bi moo ko fa yeggale leneen lu ñu mën a jàngat ci bilan tey bi ñu ànd ci ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mooy directeur prévention ci ministère de la santé. tey bésu alxames benn fan ci weeru octobre bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñett téeméer ak juróom fukk ak benn test yi ñu def fanweer ak juróom-ñaar ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróom-ñeent cas contact mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro yi am nañ ci juróomi cas importé mooy ñu jógee bitim réew te ñu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak ñett yi ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi waaye xamuñu fi ñu ko jëlee wala ku leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Pikine am na ci ñaar Bignona am benn Cité Douane am benn Géejawaay am ci benn Guinguinéo am benn HLM Fass benn Mbao benn Nord Foire benn Richard Toll am benn Rufisque am benn Saint-Louis am benn ak Sicap Foire am benn téeméer ak benn malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci Yàlla àndee juróom benn malade ñu nga réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb alarba fanweeri fan ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom yu teg fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak ñaar ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett wér nañ si ñett téeméer ak fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. moo di jamono joj ca diwaanu Fatick moom seetlu nañ ñu bari ci askan wa dañoo bàyyeeku jëm ci xeex coronavirus gi bayli ko gu mat sëkk li koy firndeel mooy farataalatuñu solu masque daja yañ doon tere tey la fa gën a wulee ñaay loolee nag tax kilifa yi gàll wàllu wér-gu-yaram ci diwaanu Fatick yëkkati seen kàddu di sàkku ci askan wi ñu jël seeni responsabilité Aminata Goudiaby. ci yoon wi nekkee ci centre ville bu Fatick da nga xam ne ñi fi jaar bëri na lu tolloog fukki dawalkati moto Jakarta ñi ngi taxaw di waxtaan kenn ci ñoom solul masque te itam ñi ngi dendandoo respecté wuñu distanciation physique bi Ibrahima ci ñoom la bokk. corona moom wax dëgg fa la wàññeeku na de trop ñu ngi sant yàlla na daanaka daal jeex na quoi suñu xel fu mu doon commencé na daal par instant rek laay sol masque du chaque jour. ci atelier couture bi féetee ci quartier Ndiaye Ndiaye professeur d'anglais bi moom dafa ñëw ngir passer ab commande moom nee na bàyyandiku bi li ko waral moo di fan yi nag dañu nemmeeku ne kaaw coronavirus yi dañu wàññeeku loolu moom nag dafa nëbb turam. xel mu dal lañ ci am daal na nit ñi daan bëree ñu naan fii ñi am nañ léegi déggatuñ ko et puis ñi nga xam dañuy wër dafa bëree boo liggéeyee dafay feeñ. ci centre de traitement des épidémies bi nga xam ni moom moo nekkee ci hôpital régional bu Fatick fi mu ne li ñuy jot ci ay kaawu coronavirus dafa wàññeeku bu baax a baax nee ñu sax par semaine liñ ciy am du weesu fukk Babacar Mané moom mooy directeur général bu hôpital régional bu Fatick. ñi ngi sant yàlla. mois de septembre ci commencement bi des fois ñu jot lu mat ay ñaar fukki malade yu ñëw des fois mu dem ba ñaar fukki malade ak juróom-ñaar yoo xam ne dañuy ñëw par semaine loolu boo ko xoolee ak léegi mën nañoo seetlu ni malade yi wàññeeku na ak doole semaine bii ñu nekk nii ñu ngi jot ay juróom-ñaari malade. moom nag mu ni kaa yu wàññeeku taxul ñu ni coronavirus daf fi jeex tàkk ba tax na nag muy sàkku ci askan wi ñu gën a continuer góorgóorlu lambo ak digle yi nga xam ni moom la waa kër docteur di joxe. il faut que nit ñi gën a farlu parce que ba léegi feebar bi mi ngi fi parce que nit ñi ba léegi war nañu continuer di takk seeni masque di raxasu ak saabu wala ak ay gel. ci Fatick nag nemmeeku bi mooy ba léegi activité sensibilisation yi nit ñaa ngi koy continuer autorités yi nag ñoom li ñu bëgg mooy wàllante bi ci coronavirus jeex tàkk ci biir région bi ak li ko wër Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata coronavirus googee indi woon cooxee ci njàng mi lu ni mel nag fële ci diwaanu Ndar centre régional ressources en éducation taxaw na ngir seet nu mu ko alawti ko jaare ko ci lijjanti manuel pédagogique ak yoo xam ni ay fascicule la ak yeneen xeet yu ni mel jagleel ko élèves yi nekk ci classe seconde ak première ngir ñu defi cours de rattrapage maanaam li leen rëccoon ci njàng mi ñu seet nu ñu ko daboo leerali Mohamed Nabi Silla. ay jumtukaay mu bokk ci ay téereb njàng ñu jagleel ko élèves seconde ak première doon loo xam ni proviseur yu lycée
yi nekk ci diwaan bi jot nañ ko. Moussa Gaye, proviseur du lycée de Tassinère et vice-président du collectif des chefs d'établissement du département. mu doon ay jumtukaay yoo xam ni buñ ko jëfandikoo ni ñu ko war a jëfandikoo ci professeurs yi ak ci élèves yi njort nañ ni liggéey bi dana gën a jëm kanam dana gën a ñoŋ résultat yi dana gën a baax. ñuy ñaan sunu mbokk chef d'établissement yi proviseurs yi ci nga xam ne dinañ ko jot yëpp ñu baral liggéey bi mën ko jotal ñi nga xam ni ñoom ñoo ko war a jot ba ñu mën ko jëfandikoo ci classe bi ba lépp li nga xam ne ñu ngi ci séentu ci résultats yu baax ñu mën ko am ci mbir académie comme ni ñu ko amee ren. liggéey bu am solo war ci toftalu suñu dégloo kàddu yu jógee ci Mamadou Wane président union régionale parents d'élèves yi. élève bi moo tax ñu def ko. élève bi pour mu xam ko parents yi dañ ko war a xam également appuyer ko dimbale ko conseiller ko pour mu mun utiliser document ba nga xam ni ñu ngi koy def ci entre ses mains. Adjara Diagne Sy di inspectrice d'académie bu Ndang jaar ci fàttali résultat yu am solo yu ñu am ci atub njàng mi lay. boo jëlee académiciens yi def nañu bon 13% ci baccalauréat bi. am nañu aussi nombre de mentions yu nga xam ne vraiment may nañu satisfaction am nañu contentement ci li xew. nit sax xam nañ ne toujours bu nekkee ci situation difficulté bu nekkee ci jafe-jafe lay gën a mën a natt boppam xam potentiel am de résilience fu mu toll mën nañu wax ni Covid bi loolu la ñu permettre ñu xam ko. nu mu mënti demee yenn ci jàngalekat yi di xamle ni foog élèves yi ak waajur ndongo daara yi jàppale leen ngir nafang téere yu ni mel ba dabu li ñu ñàkk ci tàng ndax Covid 19 bi lee. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. Mohamed Nabi Sila ndax gàmmu Tiwaawan ak ren gi dana am laaj la boo xamante ne ji mi ngi sampe li tax mooy coronavirus bi waaye ak lu mu ci mën di doon am na CRD mu di comité régional de développement boo xam ne ci wàllu woowee ci la jëm ña ngi koy amal saa si tembe ca gouvernance bu kees dem ndaje moo xamante ne ji kon ñu koy def sax ñoomu nen la maanaam li ñu naan rencontre à huis clos amul mbooloo mu leen ca rax délégation xalifa général des Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Moustapha Sy ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin moo ko fa teewal mu di xibaar bopp ñu ngi ko nangoo ci suñu correspondant ba fa di Cheikh Anta Diop fàttali ne xalif général des Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour dafa jëloon dogal te ci bépp juma jàkk boo xamante ne ji ci kilifteefam la aje ak it yëngu yu fay am loole bi nga xamante ne ji coronavirus bi dugg si ne ci Sénégal ci weeru mars te ñu ci doon jëli matuwaay kon yu ñu koy moytoo wutali fële nga xamante ne ji moo di diwaanu Fulum mi ngi ca village la kon bu nekk ca Morolan ñoom la ñu bëgg moo di ku leen dimbali ci courant ndax askan wi la ñuy lëndëmtu bari na lool courant amu fa taxoon sax ñu wàcc ca mbedd ya doon ko ñaxtoo ko xultu doonoon ci teewaayu Cheikh Anta Diop. dëkk bii di Fulum digganteem ak Morolan toll ci juróom-ñaari kilomètres lu toll ci fukki junni nit ñoom ñoo yeewoo ci dëkk bi waaye nag dëkk bi ay at a ngi nii ñuy xeex ngir am courant ba léegi dëkk bi dafa lëndëm kurus. suñu courant ma njaay suñu courant. nee nañ amoon ab promoteur bu ñu joxoon liggéey bi ngir mu indi fi courant waaye ay poto rek la fi samp yu bëri sax daanu na Ousmane Ciss moom moo yor kàddu chef de village bu Fulum. société bu ñuy wax Fass électrique màggalu Touba daaw bi ñu koy waaj lañ fi ñëwoon commencé samp poto yi ak fil yi. bi ñu demee ba léegi ñëwaatuñu jokkoo nañu kilifa yi waa ASER yi nga xamante ni ñoo leen joxoon liggéey bi am nañu information nécessaire que ni lépp jox nañ ko société bi di Fass électrique tudd Mandiaye Kébé di maire Fass Bariga di conseil spécial ci Macky Sall di député à l'Assemblée nationale dëkk bu polarisé presque 10 000 habitants mënul am courant pour ñu naan glace da ngay fay 200 à 250 pour ñu sarre suñu digital yi dañuy dem ba ci tool yi ñoo am courant. askanum Fulum nag mer lañ ba futu nee nañ nag tali bi nga xamante ni moom moo jógee Morolan dugg fii ci dëkk bi bu nawet ñëwee de kenn du mën a génn ndax ñàkk yoon. Abbas Seck moom moo yor kàddu ndaw ñi. ñu jàppale ñu ba ruutu commencé ko Pout ba Morolan ñu bitime ko nu mu gën a gaawee. cri de cœur la. waa Fulum nag wane seen ak naqar nee nañ li leen gën a metti Fulum gi moom mooy dëkk bi gën a mag ci commune bu Morolan nee nañ seen ak dund lu metti la RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM bitim réew. Anna Rocha Lita Lopez Faye maa ngi leen di yor bu baax. fay la bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye. xam nga fu Fulum féete. du Thiès.
waaw ba tey. waaw parce que dégg nga fa Cheikh Anta. waaw. gonek portugais day ñëw loolu jaaxaluma ci yow ñu ànd ak yow ci xibaar yi biti réew yi doore ko ak réewum Mali foofee jamono ji kon ñoo ngi di wax mbiri ñoo ngay lijjanti ngir wàllu former ab gouvernement d'union nationale foofa. bu ñu sukkandikoo Mohamed ci kii toggal RFI ca Bamako ñu ngi amal jamono yi ay enquête de moralité maanaam ñu ngi càmbar biru nit ñi xool kon ndax mën nañ toog am déet ci boobee gouvernement ñu bëgg a taxawal te nag gulet ay kilifa yu bokk ci kuréel gi di M5 bokk ci ñi daaneel Ibrahima Boubacar Keïta daal di neen jokkoo ak ñoom ngir ñoom itam ñu mën a bokk ci boobee gouvernement premier ministre bu bees bi nag di Mokhtar Wane am na leneen li nga xamante ne mu ngi koy liggéey jamono yi mooy fexe ba CEDEAO daal di yëkkati daan yi mu tegoon ci kaw réew Mali. ñu dem ci meneen réew mu di Côte d'Ivoire foofee Front populaire ivoirien ñoom jël nañu dogalub ne daal dañuy génn ci commission électorale bi. waaw mu di initiative bu tokkee ci deuxième vice-président bu commission électorale boobee di Alain Dogou fi mu toll nii ñeenti sièges yi nga xamante ne ci ñeenti sièges yi nga xamante ne waa opposition ñoom ñoo fa waroon toog ñetti opposition bi boycotté na ko bu weesu waa FPI ñi toogal PDC yi ak LMP ñoom ñëpp daal di nañ boycotté boobule commission électorale AFD bu Pascal Affi N'Guessan moom itam daal dina wax ñi koy toogal ci commission locale yi ñu daal di dakkal seen activité ci biir commission yooyule ndax waa opposition lu ñu bëgg moo di gouvernement bu Côte d'Ivoire mu daal di dakkal élection présidentielle bi nga xamante ne ñu ngi koy jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru octobre gi ñu nekk ndax dañoo jàpp ne commission électorale bi seen taxawaay dafa am parparloo te nag ñu ngi sàkku ci gouvernement bi rawatina ci njiitu réew ma mu daal di ubbi ab dialogue maanaam sekk ak ñoom waxtaan gu dëggu wutali réewu Niger foofu nag Amnesty International moom mooy daal di sàkku ci nguur gi mu daal di teg ci suuf bépp charge bi mu tegoon ci kaw ñetti activiste ñu tegoon leen loxo kon juróom benn weer ci ginnaaw a ngi nii ñetti activiste yooyu leen njortu ne dañoo faat nit daal di lakk yenn ci ay bërëb daal dina leen féexal kon ni ki talaata ji weesu Amnesty International daal di ci am mbégte loolu waaye nag kon ni ma ko waxee mu ngi sàkku ci kilifa yu Niger yi mu daal di teg ci suuf yooyule charge yu mu teg ci kaw ñetti activiste yi. ñu dem réewum Canada foofee ñoom fa élection présidentielle yi ca Amérique di mujje yitteel na leen. jamono yi sax nag diggante njiitu réewu États-Unis di Donald Trump ak premier ministre bu Canada di Justin Trudeau neexul dara ba tax na gouvernement fédéral bu Canada bëggul sax yëy yàbbi ci li ñuy nemmeeku jamono yi fële ca États-Unis ci campagne électorale bi kon ci noone daal bëgguñu yëy yàbbi ci kan la ñu faral diggante ñaari candidat yi di Donald Trump ak Joe Biden yeneen yi leeral ak Mamadou Aïcha Ndiaye foofee ca Canada. doomu Canada yi di yëkkati seen kàddu jëmale ci li nga xam ne kii moo di xew biir Amérique ñoom nag ay doomi nijaay ak doomu bàjjan lañ yoo xam ni li xew foofa day soxal meneen réew ma ca des. Canada ak Amérique bokk nañu frontière suuf bu gën a yaatu ci kaw àddina bi te seen ñaari koom yi dañoo lëkkaloo ba kenn ku ci nekk la dal moromam keneen ko da koy yëg ginnaaw bi ñu amee ay bis. bi ñuy waajal débat bi ba démb ci guddi mu am canadiens yi ak américains yi waxtaan nañu ci li nga xam ne kii moom moo war a am 3 novembre ñenn ñi nga xam ni sax ñi ngi ci gouvernement bi ñoom yéeyuñ ci yàbbi ndax premier ministre bi di Justin Trudeau ak Donald Trump di njiitu Amérique seen diggante neexawulu Justin Trudeau sax ci G7 bi ñu jeexaloon fële ci juin 2018 yëkkati woon na ay kàddu yu ñaaw jëmale woon ci premier ministre yi ne woon daal nit ku naa fex la te dafa tapet loolu nag Justin Trudeau moom nee na ko woon tontu na forox ndax bi ñu amalee mbir yi amoon ca George Floyd te ñu faatoon ko yëkkati woon na noppi pataaral gu metti pour tontoo ko Donald Trump wane na ko li muy def àndu ci. ana fan la Amérique di mujjee ci élection yi ba Canada mën ci am justice ak taxawaay bu am solo le 3 novembre lañ ciy xam dara ki doon jokkoo ak yéen fii ci Montréal Mamadou Aïcha Ndiaye ngir rajo Futurs Médias.
mu ngoog mu ne woon Mohamed ponk bu mujj ci xibaaru biti réew yi. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Lita. RFM Sport. bàkk ba jib na di yéene wàllu tàggat yaram Youssouf Bodian la ñu ci yàndalaat Youssouf maa ngi lay nuyuwaat. di la fay Mouhamed di nuyu ñëpp. gannaaw diir boo xam ne yëngu-yëngu yi ci wàllu tàggat yaram dañ koo dakkaloon ndax woppi coronavirus ji yëf yi day tàmbaliyaat. waaw fédération yi léegi mën nañoo jàpp ay bés jàpp ni moom la ñuy dooraat kon jongante yi ginnaaw bu ñu toogee juróom-ñaari weer wax nga ko ndax coronavirus. waaye am na ay conditions yoo xamante ni moom la ñu teg waaye mooy fa ñu jéem a respecté lii di protocole sanitaire yi nga xamante ne nañ ko tëral public bi tamit ñi ñëw di seetaan si dina am ñu ñëw waaye nañ ko wàññi bu baax a baax suñu sukkandiku ci ministre des sports Matar Ba ñu déglu ko ci micro Ndongo Ka. nee naa fi ñu taxaw ci arène nationale samedi bi ñu arrêté compétition bi dimanche am na promoteur bu defoon xaalisam pour tëgg la ca tegu mooy ñu gunge état bi ba tey juróom-ñaari weer kenn deful tàggat yaram ñu gis yàllaa ngi ñuy dimbale mbir mi mu ngi wàcc lañ ca xamuloon am na luñ ci xam léegi ñu ne war nañoo mën a xalaat teg ci table ji ñi nga xamante ne ñoom la concerné ay proposition pour ñu xam naka la ñuy def ba reprendre activité sportive parce que dëkk bu amul activité sportive wéet ay day bari ñu dajale leen te jàpp nañ ne bu ñu xalaatee ba ngoon dinañ ñu tegal loo xamante ne bu ñu ko defee ànd ceeg ministère de la santé ànd ceeg ministère de l'intérieur dana baax pour que ñu mën a commencé waat ay compétition li nga xamante ne kenn mënu ko toxal mooy li ñuy wax geste barrière mais naka la ñuy def nag ba commencé waat yemul ci loolu rek ay disposition la yoo xam ne war nañ ko jël te du ministère des sports rek a ko war a jël mouvement sportif comité olympique waxtaan yu bëri seq nañ kook suñuy naataangoo ci àdduna bi xam nañ ni muy doxee feneen waaye Sénégal dafa am spécificité mooy na muy doxee dinañu ko doxal waaye ñun sax dinañ ci yokk tuusu Sénégal pour que mu gën a am xorom gën a baax te gën a wóor parce que du ay caaxaan moo tax Sénégal ñu classé ko 2e ci monde bi ci ni mu taxawee ci mbas kon war nañoo am yaakaar boo nekkee ci mbir dooy nelaw ba mu bett la bañ yella ne la jógal da ngay defaru ba buñ la nee départal rek fekk yow say matuwaay ak li nga war a def xam nga ko ba nga xam ne boo déparé li nga retardoon nga mun ko rattraper au fil du temps. doon jiite kon ubbite journée réflexion jëm ci kon yi ci yan anam la ñuy dooraate lépp lu jëm ci tàggat yaram ci réew mi démb nag conseil d'administration bu ligue amateur moom wax na ni li mu bëgg mooy le 5 décembre daal di dooraat ñoom seeni championnat date boobu kon soo xoolee dina wuute lool ak fédération bi li mu jàppoon ndax janvier la ñu jàppoon président USRA yi moom nee na kon andi na ci ñoom ñu ngi national waaye faaw ñu xoolaat anam yi nga xamante ne kon moom la ñu defee poule yi ñu daal di ko soppi ci côté Ligue Pro bi ñoom it nee nañu kon démarrer mois de décembre du lu ñu bañ lañ doon xaar rek ndaje bi nga xamante ne moom lañ jàppoon tey mu am ngir ñu mën a jàpp ñoom it seen date ñu ànd ceeg Sola Thiam. proposition bu conseil d'administration bu ligue football amateur def ci tàmbalik championnat juróomi fan ci weeru décembre président bu USRA yi ànd na ci Alioune Sarr. su ñu wàccee date démarrage yi avant ba pare reporter assemblée générale de la fédération mais loolu mooy wane tamit que décision bu fi génn kenn amul loo ci wax. fi mu nekk bu comité exécutif approuvé proposition yi amoo benn recours booy def parce que assemblée générale bi dàq nañ ko cela veut dire que par force liñ fi teg ci ngay tënku. même ligue sénégalaise de football professionnel bi sax moom jàpp na ni teel a tàmbali championnat professionnel bi lu mën a nekk la bu ñu sukkandikoo ci directeur exécutif bi di Amsata Fall. ñu ni nag comme assouplissement am na rafet na li nga xam ne comité exécutif jëloon na ko en tout cas ci wàllu reprise du championnat bi ñu jàngat ba xam ndax duñ ko delloosi championnat bi le fait que ñu koy yóbbu depuis mois de janvier na xaw na métti ci anti-sportif ça nous permet au moins de gagner au moins 1 mois. waaye nag lu soxal ligue amateur bi président Ray moom la mu bëgg moo di bu ñu naree tàmbali décembre il faut que ñu defaat tirage au sort bu yees. su ñu décidé ni dañuy wàcc championnat bi démarrage bi ñu teel ko def ba pare ñu maintenir les mêmes poules de l'année dernière loolu laa ni ñun rafetluñu ko parce que ñun waa Ray ba tey ñu ngi ci frustration bi ñu am maanaam xaj nañ ñu première place ak yéeg ligue professionnelle waaw léegi nag suñu toogee ba léegi ñu ne dañ koy démarrer très tôt loolu mooy wane ni mënoon nañu àggale championnat ci loolu yépp nag ligue amateur comme ligue professionnelle bi ñi ngi xaarandi décision finale yi nga xamante ni boo moyut dina génn ci réunion bi nga xamante ni ministre des sports mi ngi koy amal ak CNOS naka noonu itam fédération yépp ñu waxtaanee wàllu football ci bitim réew Ligue des champions bu déwén bi tey ji ci ngoon danañu xam yan équipe ñoo cay nu groupe yi tëddee. tirage au sort bi 15h lay doon fanweeri équipe ak ñaar 32 ñoom kon la ñuy dugal ci poule yooyu la ci ñeenti chapeau la ñu nekk
chapeau 1 bi kon di équipe yi nga xamante ni ñoo gën a ëpp doole di Bayern Munich champion en titre FC Séville gagné Europa League bi weesu ñi di waa Real Madrid Juventus Liverpool PSG Porto Zenit Saint-Pétersbourg ñoom ñoo fa nekk groupe 2 bi FC Barcelone Manchester City Manchester United Chelsea kon mu doon équipe yoo xamante ne mën na am ñu daje ak ñi nekk ci groupe 1 bi waaye chapeau yi jàppale ni kon ni ñu koy defaree mooy classement UEFA club yi ak fédération yi ci la ñuy xool ñi gën a am doole nekk ci chapeau 1 bi ñeneen ñi nekk ci yeneen chapeau yi jàppale ni kon ñaari équipe yu bokk ci benn réew mi duñu bokk poule ci ndorteelu kon phase poule yooyule am na nag ay doomu Sénégal ku mel ni Sadio Mané Edouard Mendy bu Chelsea Kalidou Koulibaly ak yeneen joueur kon yoo xamante ni Gana Gueye ñu leen di xaar kon ci Ligue des champions boobule ñoom joueur u Sénégal yooyule ci seen match xaritoo yi bi ñu jëm kon weeru octobre nañ daje ak Maroc sànq nañ génnee seen liste joueurs yi nga xamante ni kon ñoom la ñu jël kii di Veille de Ali Logique ko daal di leen convoqué ngir kon ñu ñëw bokk ci match boobu li ci gën a fës nag Mohamed mooy El Hadadi Mounir moom mi nga xamante ni kon FIFA dogal bi Maroc moo ko jëlloo sax ndax nee nañu joueur boo xamante ni mosoon ngaa joué benn yoon te du match officiel ci benn équipe bu nekk voilà bi nga juddoo mën nga changé kon léegi mën nañ jàpp ne moom changé na te dina bokk ci match fu mu njëkkoon a joué Espagne la joué ndax moom fa la juddoo mu joué waaye match officiel joué ko donc bu mu jógee Barça après dem ci yenn club yi amatul sélection donc mu bëgg a ñëwaat Maroc président fédération bi daal di xeex ba FIFA nangu leen loolu donc moom convoqué nañ ko. moom ban poste lay football. attaquant la. xanaa dafa taqe. Mounir la nga ko fàtte mu nekkoon na fi Espoir Barcelone loo xamante ne ñëpp jàppoon ni Mounir El Hadadi. mooy waaju xamante ne waaw ñëpp jàppoon ni dina après mu bari voilà ñu daal di ko aale yeneen équipe ba fu mu toll nii kon moom dafa bëgg relancer wu jaaree ko ci équipe nationale am. jërëjëf dégg naa Ligue des Champions waaye dégguma ci Arsenal fenn de. Arsenal sa gars yi nag vraiment. ren dañoo weere. waaw seen match bi sax tey teew naa ko ak Liverpool. ci ngoon ci coupe de la Ligue bu Angleterre jàppale ni kon Arsenal dina dajewaat ak Liverpool ginnaaw bi nga xamante ni Liverpool moo ko gagné woon kon match bi nañ xool ndax. yi weesu moom jarul wax Youssouf ko yi weesu moom. am na solo ndax Arsenal bi saison bi door moo gagné Liverpool. moo ko gagné ci Super Coupe d'Angleterre Liverpool gagné ko championnat léegi bi mooy bel bi troisième match bi on verra kon kan mooy door ci match boobu la. boo ko déggee mu wax nga xam ne supporter Liverpool la duñ ci sori jërëjëf Youssouf Bodian maa ngi ñu wax jeexale wàllu basket ak waaw final NBA bi nee nañu tey jii ci guddi ci lay tàmbali. waaw tàmbali na démb ci guddi gi jàppale ni kon Lakers yi yu Los Angeles ñoom ñoo gagné match 1 bi seen diggante ak Miami 116-98 meilleur marqueur bi ci match boobu Anthony Davis lay wuyoo dugal 34 points LeBron James def double maanaam dafa dugal 25 points 13 rebonds soo déggee double mooy nga dugal points lu ëpp fukk def tamit ay rebond lu ëpp fukk loolu la LeBron James def waaye léegi doyalul ndax li mu gis ci équipe bi doyu ko faaw gars yi gën a taxaw ngir mën a gagné trophée boobu ñu déglu LeBron James. am na lu bëri lu ñu war a def mënuñu kontaan gannaaw benn match rek ci ndorteelu match bi dañoo absenté woon moo taxoon mu métti si ñun taxoon ba Miami daal ñu woon pressing bu méttee métti te yëg nañ ko wante nag bi ñu demee ba am 13 points de retard ci leen nag commencé di jouer dëgg wane suñu bopp ak li ñu mëne. LeBron James El Hadj Ndiogou Diène moo tekkee kàddoom kon Mohamed. maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant Youssouf Bodian. Savon de Marseille Alphé seen Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tàng ak tar fu ko way takk rek la xew démb ca terme sud toll na fa l'observateur mi xëy di ñu ko nittali ne ñu lu nekk am na fa ay sànnantey xeer ak joorantey lacrymogène ay pën a tàkk na fa fitne juna kur amoon na ca quartier terme sud ga ca Wakam lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci famille militaire ñoom la ñu bëgg a génnee fa ñu dëkk ndax nee nañu moomuñu ko ab titre foncier 1143 NGA waa Comico di coopérative militaire de construction ñoo ko moom ñoo yóbbu yëfee ca yoon yónnee fa waa Descos
Descos yóbbu fay sandarma ngir ñu dem di leen génnee loolee nag la askano Terme Sud ne duñu ko dégg ndax jàpp nañu ne dañu leen a bëgg a toroxal bëgg leen a jaay doole yéenekaay bi dañoo xamal ne am na fukki doomi aadama ak juróom-benn yoo xam ne sandarma yi teg nañu leen loxo ca jàppante ba Mohamed Lamine Souma bokk ci borom kër yi ñu bëgg a génnee ca Terme Sud di wax ci l'Observateur ne li ñu leen bëgg a def dafa ñaaw ndax ñi ñu bëgg a génne am na ci ñoo xam ne seeni parents ci mission la ñu faatu bàyyi leen fi dese wuñu dara kon bu ñu leen génnee fan la ñu jëm am na ci ñoo xamit fii la ñu juddoo fii la ñu màggee xamuñu fenn génne leen mooy bëgg leen a sànk bëgg leen a toroxal Mohamed Lamine Souma ne Abdoulaye Wade nekk na fi ba jógee fi musuta toroxal famille militaire Macky Sall nag def na ko li amoon démb ca Terme Sud gàcce wakaam Macky Sall ko def lu am déet Vox Populi nañu ak lu ci mën di xew daal metti woon na lool te taroon fitna ki ronxañ bari woon na fa sandarma yi teg nañu fa loxo juróom-ñetti jeunes am na fayit ñaari sandarma yoo xam ne jëlee nañu gaañu ca jàppante ba Ousmane Sadio di mutilé de guerre di wax ci xët mu njëkk Vox Populi na ñun dañoo sacrifier suñu bopp ngir suñu réew ñu bàyyi ñu dem ba mënatuñu ñu bëgg ñoo sacrifier la Sénégal xëy xibaar bi di ay anciens militaires yu ñu doon génne ci seen kër yi ñu dëkk ñoog seenu njaboot waaye déguerpissement ba bari woon na fitna bari woon nay jalti la fa xew yéenekaay bi di ko méngalee ak soldat su doon guerre Le Quotidien moom gisee ci ne l'armée bi ab loi am la imposé juróom-ñeenti nit teg nañ leen fa loxo ci gendarme yi leen doon génneet am na ñeent ci ñoom yu ci jële ay gaañu Le Quotidien boole kook tegal ñu ci xëtam mu njëkk ci ay photo yëf yaag na mu demee la xewoon ca Terme Sud mu di saxaar suy sël-sëri ak sawara wuy jax-jaxi gendarme yu jàppi nit di leen rungu di yóbbu ak di dugal seeni wata boole ceekit bagage yu ñu jug ci biti journal bi tënkee ko ci ne juróom-ñeent fukki njaboot ak juróom-ñeent ci fanaan biti ca la ñu jëm lu jëm ci wax ji fi Mansour Faye waxaloon Ousmane Sonko njiital Pastef tontu na ko La Tribune nañu tontu lu rëy sax nee na Mansour Faye waxul dëgg li mu wax yépp dara amu ci Vox Populi ne ko Sonko romb na foofee ak Mansour Faye dem na bay xam le ne ki gën a mag ci ñi dul wax dëgg ci Sénégal moo di Mansour Faye mu ne bu dee li muy wax ci audience bi lu am la na wax audience boobee man at la woon wan weer la woon ak it témoigné yim ne fekkee woon nañu ko ñan ak ñan la témoigné nañu président Pastef tontu na ministre développement communautaire Sonko dajji na Mansour Faye mooy li journal bi bind ci xëta bu njëkk journal L'Info ne ko ba noppi nag yóotu goro ba di Macky Sall li Macky Sall ne woon keroog képp koo xam ne da nga soxla débat ci gestion inondation yi ci réew mi man pare naa ngir débat ceeg yow yéenekaay bi ne nañ Ousmane Sonko nee na bëgg na cee débat ak président Les Échos nañu wuré wa dem na këng waxi mag dem dañ tàlli Sonko dëkk na Macky Sall ci ngir ñu débat ci inondation yi Ousmane Sonko ne Macky Sall jàpp naa ne fit ak guerrier gi muy woote bu dee mi ngi ci moom du wax ba noppi da ca génnaat na ñëw ñu débat ki ko dugg bay bëgg a sar moom Ousmane Sonko Les Échos nee nañu moo di Fatou Thiam nee na Ousmane Sonko du dara lu dul ab manipulateur ab soskat ak it ku bëgg a dëkkee di daggal nit ñiy saaga Walfadjri nañu Sonko chef de l'opposition géopolitique bi ni mu tëddee chef de l'opposition ci Sénégal Ousmane lu tudd sant Sonko ne fexe na ba doon menn opposant bi pouvoir bi di wexal ñu wax ci diggante Diop Iseg ak soxnaam sa woon di Aïssatou Seydi ubbi leen l'Observateur këram ga ca Sacré-Cœur 3 moom Diop Iseg te ñu ne dañ ko bëgg a jël jox ko soxnaam sa woon di Aïssatou Seydi yéenekaay bi nee nañu Mamour Diop Iseg fasta yéene bàyyi mu jàlle noone mi ngi ci bataille judiciaire bu rëy mook ndaw soosee l'Observateur nee nañu benn doom bu jigéen bu am fukkeet ak juróom la ñu am Mamour Diop Iseg ne waa l'Observateur dem gi ma demoon kaso Aïssatou Seydi da cee békk kontaan la ci def musuta béggee noonee ndax da cee bëggoon a profito ngir toroxal ma jël sama alal aakimoo ko ci waxtaan yu mu séq ak Amary Gueye bu l'Observateur moom Mamour Diop Iseg dem na ba cee ñaawlu ak a ŋàññe ka jébaane complicité gum ne dafa am ci diggante agent yuy liggéey ci banque ak soxnam sawoon di Aïssatou Seydi. Savon de Marseille Alphé seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen savon créole ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. benn waxtu duy nar fegg na ñeent fukki minute ak ñett foofee kon la ñu yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi amoon mbégte muya àndoon ci ak yéen Mamadou Mohamed Ndiaye fare woon ci kaddu gi Abdoulaye Diop ci machine bi service digital Yacine Pouy réalisation Alaaji Ndiogu Diène ak Ajaratu Binta Diallo jaa ngeen jëf ci déglu bi production Abdelkader Lo ci kanam tuuti dañuy fekki équipe bu RFM ba nekk ca Touba